xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari doomi àddama ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot a am lu toll rek ak juróom-benn fukk ak juróom faj nañ leen tey ba ñu wër am na rek ñaar ñu si ñàkkaat seen bakkan ku dee ca marché ba yaa tàggee sa bopp mu demoon teewe ji benn audience ca tribunal bu Saint-Louis waa ji ñuy wax Mame Mbaye Diop xelam rek mi ngi woon si leneen lu dul audience ba gannaaw rek ba mu nekkee woon di sosu ab soxna sa nga xamante ne ni sax am na borom kër ba jot a rek éjaculé ci sërëm ya. mbirum Amady Niang di sénégalais bu ñu faat àllarba bi ñu génn ca Maroc danañu si àddu ak rek élément ya nga xamante ne ni moom la enquête bi njëkk firndeel ak rek ña nga xamante ne ni jot nañu leen see teg loxo étudiant ya nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba ñuy rek amal seen grève boobee ñu doon ñaxtu ngir ñu fay leen seeni ay bourse dañoo jëloon rek ay yenn CD Mame Gor Diazaka daal di koy lakk ndeyu mbi léegi nag di Mame Gor daal dina si àddu waaye dafa jël lépp rek daal di koy gàcc ci ndodd kii di Ousmane Sonko. Ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome daal dinay rek janoo guléet ak parlementaires yi ngir défendre projet budget mu 2021 bi si noonu nag député PDS bi di Toussaint Manga daal di si prox ndollu rek xamal Antoine Félix Diome ay dëggam gannaaw ba mu ko dalee dal yu métti lool yaata rek mu yëkkati ay tuuma daal di ko koy teg ci ndoddam mbir mu yéeme lool ñu mën a wax sax kawteef ab soxna daal di koy xamle soxna soosé nag taskatu xabaar bu mag bu ñu ràññee lool si Sénégal doon bëgganteel ba tax rek mu présenté ko waajuram bu jigéen waaye nag waajuram bu jigéen boobee dafa wëlbatiku rek di bëggante ka taskatu xabaar boobee ba ñu dem sax di sekk ay mbira soxna ca la moo xam ne yëpp ci histoire boobee fa mu dalee ba fa mu yem rek si bu ñuy yaatal la ñu leen koy xamal bés yu mujj yi vidéo am di circuler ci yenn sites yi ne rek Ndeye Ndack dafa xamle rek ni dafay démissionné ca 2STV yi moom nag animatrice bi si boppam daal dina si àddu am yenn leeral ya nga xamante ne nii rek daal dina ko si indi moom moomee di Ndeye Ndack gannaaw mariage bi nga xamante ne ni def na bës ba mu dem seeti soxna Aïda Diallo ñu jël fa ab photo relation wam moom Mbathio Ndiaye ak soxna Aïda Diallo doon na relation bu sérieuse la koy firndeel bokk na si vidéo cant soxna Aïda Diallo bu ñu fësal ñu gis si rek na ca Mbathio Ndiaye doon doxalee lu ñeel nag kii di Pape Bouba Diop danañu wax rek ci kaddu ya nga xamante ne ni soxnaam xamle na ko moom nag Marie Aude Diop si waxtaan ba mu sekk ak ñenn si suñu naataango yi daal dinay rek dikkaat ci rek ba muy njëkk xamante kii di Pape Bouba Diop ak instant yu métti yi laata rek Bouba di génn àdduna moom nag la mu ci xamle rek ak si waxtaan ba mu doon sekk ak suñu naataango yi dinañ leen ko xamal loolee yëpp bu yembee ñu toftal si tàggat yaram addu rek si mbirum kii di rek kenn ndoy laata rek ñu koy tëjee ak làmb ci diggante Bombardier ak kii di Balla Gaye 2 li moo ci gën a fës nees tuuta gannaaw bàkk bi rek ñu daal di yaatal. xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam Jam 2 nga xamante ne ni ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daal dinañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté 20 carats Bahreïn ay rek organza ak tamit rek ay 21 carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté 18 carats extra super extra néonoro pomi kawro biling girodani ak rek Versace ak rek yeneen yu taaru lool ana ña doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee wat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie Jam Jam 2 daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg daal di lay dalal nu ñuy dalalee buur ci salle d'attente ba nga xamante ne ni dañu ko climatiser ndaxte foofee nag client bi moo fay buur waxtaan ak yow ba nga am rek loo bëgg vigile yi daal di lay accompagner ndax rek ñoom ñoo yor sa kaaraange ba keroog nga fay jógee yow mi bëgg nag ci yu baax yooyee moo xam en gros wala détail ma fàttali leen ne bijouterie Jam Jam 2 mi ngi rek ca marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne mën nga leen woo tamit ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 681 57 38 wa illa
la ci 77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa ilaa loo yitewoo di nga ko xam. ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek si seen alal ci diir bu gàtt lool. yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal la sab reçu ba heure rek boo motalee jël sab alal. waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax jox leen seen wàccuwaay yéen ñuy teewlu saa su ne Dakar Buzz ngir taataan seen i ay xibaar. mbas mi la ñu koy doore suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàlloo wàllum wér gu yaram bi tey junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari doomu aadama la ñu testé téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci amee lii di coronavirus bi si ñoom ñooñee juróom-benn fukk ak ñeent yi dañu leen wàll juróom-benn fukk ak ñett yi di ay cas communautaire juróom-benn fukk ak juróom faj nañ leen ba ñu wër tey fukk ak ñeent ñoo sonn ba ñu nga sauvetage am na ñaar ñu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mi nga xamante ne ni ba mu ñu ganisee ba tey lu tolloo ko fukki junney doomi aadama ak juróom-benn ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñoo ko fiy jot a amee si ñoom ñooñee fukki junne ak juróom-benn ak fukk ak juróomi doomi aadama faj nañ leen si ba ñu wër ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñàkk si seen bakkan fi mu ne nii may waxee ak yéen lu tollook rek juróomi téeméer ak fanweer ak ñaari doomi aadama ñoo amee bile feebar di coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal ñu leen si traité ngir ñu si doon am xel ñaar deuxième vague baa ngi file si suñu réew mi jëwriñ bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi nag daal dina koy dëggal ni kiy démb ci alxames gi si ba muy jànnoo ko taskatu xabaar yi li ni mel nag tax rek ba ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome fësal ba communiqué di si xamle rek ni fi mu ne nii ku nekk dafa war a di takk masque obligatoirement ci lieu public yeeg privé yi bu loolu weesoo jëwriñ bi nee na tamit rek tere nañu bépp ndaje ci plage yi terrain de sport yi espace public yeeg salle de spectacle yi képp nag ku jëfeewula li ni mel dinañu la teg ay daan bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi nga xamante ne nii rek waxoon na rek gouverneur région yi ngir rek ñu jël seeni ay matukaay yëpp rek ba respecté loo askan wi lii di takku ba masque yi. ba tey rek ci mbas mi gannaaw rek ba mu yóbboo député bi di Marie-Louise Diouf ba noppi rek ñu testé Mamadou Lamine Diallo mu amee ko Covid 19 baa ngi wéy rek di def ay ravage ci assemblée nationale yeneen juróomi député la ñu testé ñu positif ci coronavirus bi ñett si ñoom sax dañoo sonn lool ba bokk rek ña nga xamante ne ni ñoo nekk sauvetage ca hôpital principal bu Dakar. leneen comme nu ñu ko xamle woon Serigne Modou Kara Mbacké daal dinay rek jaajëfal ña ko soutenir ci mbirum centre de redressement wab yi ci noonu nag Kara daal dinay publier sax ci page Facebook am ñaari liste bu si nekk rek am ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñett di rek ay personnalité yu mu ne rek ñoo ko soutenir ci listam yooyu nag gis nañu si rek Coumba Gawlo Seck ak kii di Soxna Aïda Diallo waaye nag gisuñ si benn yoon rek ay turub Ahmed Khalifa Niass ak rek Mame Makhtar Gueye Jamra donte ñoom ñaar ñooñee sax soutenir nañu ko publiquement depuis rek si ndorteelu mbir mi. daal dina ñuy rek avertir ay usagers yu autoroute de l'avenir bi gannaaw rek ba circulation bi di naree am ay jafe-jafe si sensu Diamniadio Dakar bés yu ñëw lu waral nag li ni mel du leen du dul yàqu-yàqu yu fa benn accident sabab ni ki démb ci alxames gi fukki fan ci weeru décembre ci ay booru rek juróom-benni waxtu ci suba benn camion nag moo yàq rek équipement yu nekkoon ci voie boobu yëpp benn cabine sax daal di fay panne liggéeyu ba defar yi nag dafa fas yéene jël temps lu ñeel boobulee accident chauffeuru camion ba da doon rek nelaw ci volant ba tax rek mu def boobulee jëyee nu ma leen ko junjee woon rek ci ndorteel li ku dee ca marché ba yaa tàgge sa bopp bu ñu sukkandikoo ci journal bi di observateur ca tribunal bu Saint-Louis ba ñu nekkee rek ci seen diggu audience ab waay bu ñëwoon teewee audience ba ñu naan ko rek Mambay Diop xelam mi ngi woon ci leneen lu dul boobulee audience moom nag deful rek lu dul di sa su benn soxna ba nga xamante ne ni sax am na borom kër ba éjaculé ci ay sërëm si noonu nag soxna soosee sax daal di yëkkati ay kàddu ne moom moom mi ngi doon yëg ni rek am na la koy laal waaye rek dafa yaakaaroon ni téléphone la wala li ni mel si noonu mu ne rek saa su gersu du gis leen ba rek nu muy sentiré sërëm yi tooy mu gersu gis rek waa ji di defar pantalon wam waa ji nag daa weddi sax li ni mel ne rek keneen la ngir disparaître mu doon kàddu ya nga xamante ne nii nag seen xel nanguwu ko ci noonu nag
la procureur teggee ci ndoddam ñaari at bu kaso ngir trouble d'audience ak attentat à la pudeur laata rek muy mujjee ci pennu ñaari weer ferme. élément enquête yu njëkk yi si génn wàdduna Amady Niang di sénégalais bu ñu faat àllarba bi ñu génn ca Marrakech nekk ca Maroc daal dinay firndeel rek ne Amady Niang moomee sokkeekoo ca Tambacounda dañu ko torturé ak arme blanche ba mu si ñàkk bakkanam ku ñu njort nag ni moo jiite jëf ju ñaaw joojee di ab sénégalais dafa daw rek ba tax na police marocaine bi mi ngi koy rek wër jamono jile may waxeeg yéen waaye nag jot nañoo tegagum loxo rek juróomi doomu aadama ci boobule mbir. benn waay bu doon agressé ca Mariste la askan ba dëkkee foofu dal di dóor yu métti lool ba mu ci ñàkk bakkanam waa jojee nag ba ñu ko jàppee mbooloo mu takk lool ñoo ko wër benn genn wàllu xaaju waxtu dóor ko fa rek dóor yu métti lool ba tax rek mu jëlee si ay gaañu yu métti te doy waar laata rek muy mujjee ñàkk bakkanam li ni mel nag mi ngi xewee ci booy dugg rek ci bretelu autoroute bi. ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi fii si Dakar Buzz étudiants ya nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar lakk rek yenn kasetu albumu Mame Gor Diazaka bés yi si ba ñuy ñaxtu ngir fay bu seen bourse yi Mame Gor Diazaka nag daal dina si réagir daal di jël lépp rek gàcc ko ci ndoddu député bi lee di Ousmane Sonko. Mame Gor nag nee na lu étudiants yi doxalee jaaxal na ko laata muy naan rek moom am na doom bu nekk université amit doom boo xamante ne ni déwén day dem université rax si dolli moom moomee Mame Gor dafa bëgg étudiants yi ndaxte tey réew mi bu naree rek dox mooy étudiants yi dañuy baax te rek Macky Sall mu jiite réew mi Sénégal la jàngee amee fi ay diplôme ba loolu nag weesoo Mame Gor ne rek képp kuy gàllankoor wala sax tardel étudiants yi moom moomee du si ànd ak yow ba tax na rek mu ne seeni bourse dañu leen ko war a fay lu ñeel nag CDM ya nga xamante ne ni daal dinañu koy rek taal foofee Mame Gor nee na rek xamul affaire grève lu mu joteeg ay CDM laata muy naan rek moom Mame Gor dafay def politique te ba tax rek dafa am ay adversaire politique si noonee la ne sax ku si mel ni Ousmane Sonko dafa am ay ndaw ca université te moom moomee Mame Gor comprendre na ni rek ñooñee kër Ousmane Sonko la ñu jógee wut rek CDM ya nga xamante ne ni mu ngi si wéy président ànd seeg moom daal di koy lakk ci noonu Mame Gor ne nag waaye li ni mel toll ko fenn tey ndax ndekk Sonko na dakkal di jaxase ñi di sénégalais yi. ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal di nay rek janoo guléet ak parlementaires yi ngir défendre projet budget mu 2021 bi si noonu député PDS bi di Toussaint Manga daal di si prox ndol xamal rek Antoine Félix Diome ne ko rek waxoon naa leen ni danga mal placé ngir doon ministre de l'intérieur ndaxte rek ministre de l'intérieur dafa rek war a nekk nit ka nga xamante ne nii rek dafay inspirer confiance ci classe politique beeg nation bi yëpp ndaxte rek daf see am solo lool ba loolu weesoo Toussaint Manga ne ko sax acteur nga ci complot politico politicien yu mag yu si réew mi ndax rek dafa bokkoon si ñu complot woon rek yàq bu deru ay citoyens ya nga xamante ne ni citoyens yu honnête lañu te rek servir réew mi ne ko tamit membre la si ñu sabab rek écarté ba Karim Wade si présidentielle 2019 bi éliminé Karim Wade ba noppi rek écarté ñaareelu opposant bi di Khalifa Sall bu ñu sukkandikoo nag si Toussaint Manga acte yu Antoine Félix Diome def rek si ñuy kujjeek Macky Sall la ñu ko joxee neexalam daal di koy fal ministre de l'intérieur. Toussaint nee na sax jëwriñ bi mi ngi rek nekk sax di doxaat beneen complot ci démocratie bi laata mu koy avertir rek ne waaye sénégalais yaa ngi seen place danga leen fii fekk si noonee la yokkee si ay kàddoom rek ne ku nekk jamono ji sax suñu ministre de l'intérieur dañu ko corrompre rek ci cadre traque des biens supposés mal acquis nga xamante ne nii rek nee na Abbas Diaber joxoon na ko rek lu tollook ci 500 millions ngir mu génnee ko ci listu CREI bi. mbir mu yéemee bu benn soxna xamle lay addu di kawteef dëgg moom nag nee na rek daa am benn copain wam boo xamante ne ni taskatu xabaar bu mag la fii si Sénégal ñëpp xam ko si noonu nag mu ne comme que rek waajuram bu jigéen si rajo la nekk mu daal di koy di leen di présenté ñoom ñaar ngir rek ñu mën di jàppalante ci cadre liggéey bi waaye nag soxna si nee na rek ak mbégteel dëgg rek la yëgee ne waajuram bu jigéen boobu day bëggante ka taskatu xabaar bi mu toog rek guddi gi nee na rek gis message waa taskatu xabaar boobee si téléphone yaayam heure bu nga xamante ne ni guddi na lool li ni mel nag jaaxal ko tax rek mu jël téléphone ba di xool seeni ay waxtaan nee na nag si noonu rek la gisee ne ñoom ñaar ñooñu dañuy bëggante di fixé wante sax ay rendez-vous di gisante di tëdd ak taskatu xabaar boobee waaye itam taskatu xabaar boobee di yónnee waajuram bu jigéen ay vidéo pornographique te fekk rek ñoom ñaar ba tey seen diggante moo ngi rek dox di li ni mel nag doon mbir mi ko métti lool te nee na rek dafa bëgg lool waajuram bu jigéen te xamul rek ana nan la koy def laata muy naan sax li ni mel du gulleet waajuram bu jigéen di ko koy def.
leneen vidéo wam bu mu fësal Instagram moom Ngonis Caramel doon na rek lu jur ay réaction yu bëri gannaaw ba mu si defee daanaka yaramu neen comme nu ngeen koy gisee noonu ci fàttali gu yàggul dara rek ñu ko doon critiquer ci collinam Ngonis Caramel xamle woon na ni rek lu ko neex lay sol te it lu ko neex lay fësal Instagram ku mu neex nga xool ku mu neexul rek nga jàll. bés yu mujj yi vidéo wam di circuler ci yenn site yi ne rek Ndeye Ndack dafa xam le ni dafay démissionné ca 2STV li ni mel nag demeewul noonu ndaxte Ndeye Ndack démissionné wul ca chaîne El Hadj Ndiaye boobee ndaxte rek ci vidéo wam boobee animatrice bi lu mu si annoncé rek mooy bés yu mu war a toog ngir ay raison médicale moom nag si boppam Ndeye Ndack moo ko xamle ne rek dafa feebar te day dem faju ji waaye nag du démission ci noonu mu ne sax rédaction 2STV lu ëpp télé rek la ci moom te rek lu waral mu wax ay soppeem au revoir du leen rek lu dul lu mu sonn xaw a feebar tax rek mu war a jël ay fan ngir noppalu laata muy naan waaju la jógee ko ca 2STV ndax rek déj ji la fay def nii guya comme ni ma leen ko junjee ci ndorteel li mu dem seeti soxna Aïda Diallo gannaaw mariage am bi relation bu am ci diggante moom moomee di Mbathio Ndiaye ak soxna Aïda Diallo di soxnam dem si yàlla Cheikh Béthio Thioune bi doon na relation bu sérieuse la koy firndeel nag bokk na si vidéo cantu soxna Aïda Diallo bu ñu fësal ñu gis si rek Mbathio Ndiaye di feccal fecc yu métti lool wa ilaa fecc yu rëy lool kii di soxna Aïda Diallo tey battre rek xaalis ka nga xamante ne ni moo nekkoon di wéyal soxnam dem si yàlla Cheikh Béthio Thioune bi. leneen Marie-Aude Diop di soxnam dem si yàlla Pape Bouba Diop bi daal dinay rek dikkaat ci ba muy njëkk a xamanteek Bouba ak instant yu métti yi laata muy génn àdduna moom nag nee na ba muy doog a gisee ak Pape Bouba Diop ak léegi mot na rek fukki at ak juróom-ñett laata muy xamle ni rek Lens la juddoo di fay liggéeyee comme esthéticienne ba loolu weesoo Marie-Aude Diop ne rek benn xaritam bu nekkoon capitaine ci équipe Lens ñu naan ko rek Eric Sikota moo tax mu xamante que borom këram góogee wàññeeku nga xamante ne nii Lens la ñu gisante laata muy dem ci coupe du monde 2002 bi moom it mu daal di koy topp ci ba mu demee Angleterre Grèce ak rek bu doon ñëw vacances Sénégal Marie-Aude Diop sax nee na rek dafa tuub dugg rek ci diine l'islam laata muy xamle ni nijaayu Pape Bouba Diop bu ñuy wax Papa As Diop moo ko rek laajoon ndax bëgg nga tuub mu ne ko waaw laata rek Bouba di koy jàngal yenn mbir yi ci diine gi. Marie-Aude sax nee na rek turu jullitam Fatou Bintou Diop la lu ñeel nag feebar bu yóbbu borom këram gi Fatou Bintou Diop moomee nee na rek ba docteur bi njëkkee wax ni Bouba dafa feebar daane rek garaawul dañu koy faj laata docteur bi di koy xamal rek ni amul traitement si noonu mu ne nag loolu mënul nekk tax rek mu dem ci internet bi defi ay saytu ci li ni mel nee na waaye nag ci waxtu woowee Bouba moom bëggul sax xam turu ba feebar bi si noonu mu ne sax ba mu defee ay saytu si net bi ba noppi rek dafa toog di jooy nee na Pape Bouba Diop sax si boppam moo ko ne Marie bàyyil jooy yi àdduna bànneex ak nakar la nee na nag kàddoom yooyee doonoon tamit lu ko jaaxal lool gannaaw ba mu xamulee rek ana rek naka la Bouba mën a waxee yooyu lee kàddu noonu laay xuusee ci tàggat yaram jëwriñ bu ñu dënk wàllum tàggat yaram bi di Matar Ba daal dinay rek diggee alxames ca Fatick ne rek état dina assister ancien athlète bile di Ken Ndoye mu feebar tëral def na ay at ba mu yëgee nag feebaram bi moom jiitu réew mi Macky Sall daal dinay joxe rek ndigal ngir ñu assister ko gannaaw rek ba ko état jàppale fukki million ci suñuy koppar waaye nag jëwriñ bu yor wàllum tàggat yaram di Matar Ba nee na li ni mel nag firnde dul ne dañu koy abandonné ndaxte rek dinañ wéyandi di koy gunge ci moment yu métti yëpp. lamb laa koy tëjee Bombardier daal dinay rek addu ci kombaawam beek Balla Gaye 2 gannaaw ba mu waxee ni nag dina wàññi sax fukki kilo ak juróom wala ñaar fukki kilo ci kombaawam bu mu war a amal MMA Bombardier daal dinay rek dànkaafu Balla Gaye 2 di xamle rek ni ñu ñuy naan ñoom ñoo dàkk bëre ci lamb ji yëpp moom Bombardier daf leen boole ci benn ngemb daan leen te rek dóoru si kenn mu daanu daf leen daan leen ci bëre ci noonee Bombardier nag ne Balla Gaye 2 bu jëlee ñaari kuwam sax day wàcc ndax rek attanu ko laata muy naan est-ce que bu Balla encaissé ñaari coup dina fa xaar ñetteel bi Bombardier nee na sax soo moytuwulee combat wam boobee ak Balla Gaye 2 dina bokk rek ci combat yu gën a neex ci saison bi ndaxte moom moomee nag pare na ci xeex pare na ci it ci bëree te nee na sax seen combat boobee rek mënut a ñàkk lii di xeex mu xamle ko moom Bombardier